salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu mbokk téléspectateur u Hadria TV comme niñ leen koy diggee saa su nekk ak fu nekk ak yéen ba tax na tey ñoo ngi fii ci rond point bi nga xam ni moom moo boole route buy jóge Dakar Saint-Louis di ñëw Rosso Sénégal mais aussi buy dem Richard Toll bii ma jàkkaar lool ni ngeen di gis mooy dem Rosso te ku ne Rosso nag xel yëpp dafay dem ci bac bi jéggi bi pour dem fenn fudul Nimjat tey nag ñoo ngi fii à travers Hadria TV dinañ leen dundaloo moment exclusivité yëpp yu nga xam ne dina xew ci Nimjat jëlee ko nag tey jii nii ci départ bi ba leen visité ñoo ngi fii ci yoon bi fas yéene ànd ak yéen ba Rosso incha allah gunge leen tamit ak nit ñi pèlerin yi fa nekk yëpp waxtaan ak ñoom ñu wax ñu lan lañ sentir ci après centenaire bi nekkoon 2017 ren nekk 2018 te Cheikh na Cheikh Saad bu waxoon na ni bu amee téeméeri at ci biir suuf lépp lu yëngoo ci rek moom lay doon ñu dem xool les preuves xool mbokk taalibe xaadir yi ñoom nan lañ koy dundee foofu ba tax nag fii ñoo ngi fii ci yoon bi fas yéene ànd ak yéen Rosso waaye du ñu yem Rosso kese parce que Nimjat moo ñu tax a jug dinañ ànd ak yéen ci bac bi won leen traversé bac bi diggante Rosso Sénégal ak Rosso Mauritanie nan lay demee waaye tamit bu ñu traversé wee ba pare dinañ ànd ak yéen ci yoon bi métit bi coono yi ñuy daj ñëpp dañuy dégg ñu naan yoonu Nimjat neexul coono kese la mais à travers Hadria TV ren incha allah dinañ leen woon coono boobu yëpp ba tax na nag ñoo ngi nii boo leen gisee yoon bi mooy dem Richard Toll comme ni ma leen ko waxee woon yoon bi suñu ginnaaw moom moo jugee Dakar gis ngeen oto yi ñoo ngi ñëw en marche que ce soit ay bus oto yu ndaw particulier yëpp ñoo ngi ñëw wuyu ji doomi Cheikh na Cheikh Mohamed Fadel du Mamin yoon bi nag ñun moom la ñuy jël mbokk téléspectateur u Hadria moom la ñuy jël ànd ak yéen ba Rosso incha allah ñu wax leen rek li ci pèlerin di dund incha allah ci kanam tuuti ngeen xool pèlerin yi nan la ñuy dundee traversé Rosso Sénégal dem Rosso Mauritanie pour yegg ci terre sainte boobu ñu naan Nimjat. encore une fois mbokku téléspectateurs yi comme ni ñu jugee woon ak yéen rek ci rond point boobu jël route bi nga xam ni mooy dem Richard Toll waaye tamit bi nga xam ni moo jugee Dakar bi nga xam ni moo ñu indi fii ci Rosso tey nag ñoo ngi fii encore ci Rosso daw nañ ak yéen won nañ leen distance bi jàpp naa ni que ci rond point boobu mun nañ wax ni que ci la émotion bi di commencé boo xasee ba gis ñu bind ci tableau bi Rosso rek sa xel du dem fenn fudul Nimjat yegsi nañ fii li ci sama ginnaaw moo nekk garage bi boo leen xoolee aussi di ngeen gis ni que pèlerin yi ñoo ngi ñëw en masse macha allah
comme Hadjia TV nu mu leen ko waxee toujours et partout avec vous dinañ ci ànd ak yéen ci moment yëpp exclusivité lañ leen di jox incha allah ci pèlerinage Nimjat 2018 ni ñu jugee wéer ak yéen ma digee woon leen ko ne leen dinañ ànd ak yéen jëlee ko Rosso dem ci bac bi waaye tamit yeggat ba Nimjat ci dëkku Cheikh na Cheikh Saad boobu duma def lu dul doxantu tuuti ànd ak yéen ngeen gis décor bi ngeen gis bus yi camion yi particulier yi waaye tamit ngeen gis taalibe maam Cheikh na Cheikh Saad bi ñi nga xam ni pare nañ sonn nañ def nañ lépp ci yoon bi faalewuñu coono faalewuñu dara lépp lu ñu dund rek ci Nimjat bi ñoom mbégte lañ koy jëlee ba tax na nag Hadjia TV dafay ànd ak yéen doxantu tuuti fii nii ci Rosso comme ni ma leen ko waxee ñoo ngi Rosso doxantu fii ci Rosso won leen décor bi won leen aussi boo leen xoolee li ci kanam ngeen xam ni macha allah déjà fii nii ñu ngi ci entrée Rosso bi tey jii nii nekk bisu lundi boo xoolee korité bi des na déjà lu bëri mais xoolal rang bi déjà fi mu toll te bac bi moo ngi liggéey nga xam ni que kon pèlerins yi ñëw nañ en marche Cheikh na Cheikh Saad ni mu ko waxee woon yazdaadu fi kulli sanna les preuves sont là boo xoolee lii di nga xam ni que macha allah waaye nag du ñu yem fii ak yéen dinañ dugg fu nekk fii ci Rosso ci ruq bu nekk fii ci Rosso won leen lu taalibe di dund coono bi taalibe di daj coono boobu ñuy jël di ko def mbégte tey jii nii à travers Hadjia TV dinañ leen won lépp incha allah ba tax na topp leen ma tuuti rek ma won leen lépp lu nekk ci kanam. mbokk téléspectateur Hadjia TV comme ni ma leen ko waxee woon dinaa jàll fu nekk fii ci Rosso pour woon leen moment yi nga xam ni pèlerins yi ñoo koy dund chaque année pour dem ziyaari ji ñoom Cheikh Mohamed Fadel pour dem ziyaari ji suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ma yegsee fii nag lii di sama ginnaaw de ko foofu ngeen gis ni que nit ñi ñoo ngi ciy ànd ak ay papier waaye tamit nit ñi ñoo ngi fiy ñëw pour lijjanti lan pour lijjanti mën naa wax li leen di jàllloo li leen di traversé loo fii ci Rosso Sénégal di dem Rosso Mauritanie li ngeen di gis nag moo nekk commission bi moom moo nekk ni ñu daje fi nag ak mbool taalibe yi nga xam ne kenn du leen présenté par rapport ak tarixa Hadjia mu ci mel ni Boy Niang waaye tamit gis nañ aussi ay étudiants yu nga xam ne ils sont de Saint-Louis tey jii nii ñu ngi fi gis nañ gendarmerie aussi mais aussi à travers Hadjia TV dinañ interroger président commission bi mu waxtaan ak yéen jox leen les informations yi nga xam ne di ngeen ko soxla jëlee ko ci pèlerinage yu Nimjat wax a jóge fii ci Rosso Sénégal dem Rosso Mauritanie incha allah léegi ñu jël président. mbokk téléspectateur Hadjia comme ni ma leen ko diggee woon ñoo ngi fii nag toog jàkkaarloo ak benn membre fii nii ci commission bi mu nekk commission bi nga xam ne dafay jàppale pèlerins yi ci jéggi Nimjat pour dem Nimjat jéggi Rosso Sénégal pour dem Rosso Mauritanie ci en toute légalité waaye nag du ma def lu dul jox ko moom parole bi mu présenté wu mu gën ñëw mën a expliquer par rapport ak commission bi waaye tamit par rapport ak fonction yi muy def ci pèlerinage Nimjat. Papa maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di la wax ni que yaa ngi sa télévision Hadjia TV di la bàyyi nga présenté wu par rapport ak mbokk téléspectateurs yu lay xaar. di la fay Cheikh Abdoulaye Seck coordinateur national pèlerinage de Nimjat yàlla def na depuis des années ma ngi organisé donc lu ñu xam la donc ñu taalibe di wax ni lépp lu mënoon wax moo xam lu manqué waaye daal suñu kéem daay kattan bu taalibe yi voyage dans la bonne condition ndax bureau bii di nga def lépp loo xam ne loo ko gisee yëpp c'est gratuit bu ñëw rek am na dara lay def c'est gratuit boo ñëwee da ngay si biir da ngay taxaw ñëw ko si bureau pèlerinage bi ñu may jaay formulaire remplir ko signé def suñu cachet ñu jox police mu def cachet amul dara lay dem jàll. léegi yow papa bëggoon naa la laaj par rapport ak pèlerinage bi chaque année nu muy demee parce que boo xoolee pèlerins yi dañuy yokk daal fii chaque année dañuy gis yokkute est-ce que tey sama mbokku taalibe yi ñoo ngi leen di yombalal yéen liggéey bi fii. waaw ñi nekk fii ak taalibe xaadimu lañ moo tax sawar ñëw liggéey seen yenn taalibe yi ñëpp mënuñu ñëw loolu fii mais am y a des gens de bonne volonté
yoo xam ne chaque année ñooy bàyyi seen liggéey bàyyi seen jàng bàyyi seen lépp yoo xam ne jëmale si yeneen ndaw leen ñun daal ñëpp xam nañu léegi gën yokku ci rek te jafe-jafe bi Rosso parce que benn bac moo fi nekk ñu war a benn biir yi am ñaari bac ñu war a jëkk jàll toog bu métti mais chaque année comme kenn ku fi faral ndax bac bi dina continuer ba 2 heures du matin bu demee ba nga xam ne xool na kenn desul bi mu dem ba ëllëg si mu ñëw. léegi par rapport ak loolu tey lan nga mën a expliquer mbokk téléspectateur Hadia TV ñu gën ko comprendre ci fonction yi nga xam ne commission bi nii moo ngi koy dox est-ce que tey jii nii ci par rapport ak ñëw jàppale ñu ci papier yi kese lay liggéey wala dafa am yeneen yu nga xam ne moo ngi koy def si suuf. commission bi li nga xam ne mooy liggéeyam mooy lépp loo xam ne xale bi soxla na commission xale bi lépp lu ñu sant lépp lu ñu tere ñu bañ moment bii moment lu ñu daal ñëpp mën ñu def ko liggéey bi dañuy ànd benn bloc ñi nga xam ne ils sont disponibles ñëw fii si Rosso di fanaan di fi yem liggéey bi commencé na depuis 1 mois. déjà ngeen commencé liggéey. moment lañ commencé pèlerinage d'une date bi ku ñu war a bind nañ la ku ñu war seeti seeti nañ la bind bi nag xaalis général des xaalis Cheikh Aya mooy bind jox ñu déposé def la suivi parce que président daal di mooy président Macky Sall moo ñu recevoir bu ñu recevoir yàlla def jox ñu kàddu xale bi jox ñu ko président jox ñu kàddu ñu waxal li suñu besoin président Macky Sall jël son téléphone boobu nañu si kenn par kenn def des recommandations bu gisee gërëm di nga sant recommandation yooyu lépp ministre xam ne président Macky Sall boo woon na la pour recommandation satisfaire nañu recommandation à Bazel dara manqué tout a été parmi au niveau des ministères. donc tey jii nii est-ce que mën naa la laaj est-ce que tey jii nii si nation sénégalaise rek la yem wala seen partenariat tamit moo ngi ak waa Mauritanie wala. waaw Mauritanie ñoom ñooy suñu pays hôte Mauritanie mooy suñu deuxième patrie dafa la chance bu nekk Cheikh Mohamed Fadel nekk mais yàlla def na képp koo xam ne nga dem Nizar Mauritanie dañuy exonéré tout taxe lu dara lay fay ba mu des assurance ndax assurance nag dafa nekk loo xam ne c'est privé ay privé ñoom moom créé seen société état bi couvrir leen jox leen ordre jox leen ay barème ñu war ko respecté assurance bi kese la ñuy fay bu dul assurance Mauritanie am na dara lay fay dem nañ sax ba mais yàlla tere problème amoon sax médicament si nga jël gratuitement mu may la ko. Mauritanie ñooy def loolu macha allah am na solo léegi par rapport ak assurance boobu nga ñu wax est-ce que mën nga suy xuus bu baax nit ñi mën a comprendre parce que benn mbir dafa nekk année bii nii assurance bi c'est payé en terre mauritanienne ci Mauritanie nga koy kiiwee loolu commission bi ban explication la si mën a jox. loolu bi nga xam ne commencé nañu pèlerinage ñu daal au début amul assurance mais wóorul ndax gëléem boo ko bëgg wala ndax boo ko bëgg dañ leen jàpp fay accident boo am dañ lay jàpp ñu yeewu ba matin état bu demee ni benn oto du ko ñëw te assuré woo ñu commencé assurance bi ñu ko commencé ñu dem comme ñu ñoo doon responsable bi ñu dem en terre mauritanienne discuter ak société yi mais ñu demandé woon ñu cher ñu fexe woon ba benn société bu fa nekk bu ñuy wax Gama assurance ñu d'accord jàppale ñu defal ñu un forfait bi ñu defalee forfait boobu ay année yëpp suñu utiliser di ko def mais ren y a des Sénégalais yoo xam ne ñoo def di woo yeneen société mauritanienne yi leen laaj di dugg si loo xam ne seen cër ba ñoom seen bopp ñëpp société mauritanienne organisé ñoom ne leen ñëpp a ñëw àndandoo assuré peut être ñu àndandoo boobu ñu ni ñu doon assuré au Sénégal Mauritanie la ñu toog comme c'est des pays souverains et les pays sont homologués dañuy toog Mauritanie def seen assurance au prix homologué et au prix normal. macha allah tontu am na solo bu baax a baax ñoo ngi rafetlu kàddu yi bu baax waaye tey jii nii comme ni nga nekkee responsable ci commission bi di jàppale pèlerins yi tey ban message nga leen mën a lancer à travers Hadia TV ñu bàyyi ci xel pour chaque année incha allah mën a jaar ci règle yooyu noonu pour mën a am benn na laa koy waxee réglementation ci pèlerinage yu normal. lii depuis des années ñu lay demee chaque année nag dana am amélioration c'est normal lépp loo xam ne dafa àddina rek bu ñu ko organiser dana normal organisation bi gën jiitu mooy nit ñi yaru teey dal xam nañu métti na Rosso déjà tàng la amul ker amul dara féeri bi di fi yendu ñii di fi fanaan na métti na on les comprend bi yëpp ñu xam ne rek sax war na ko jar naka ndax jóge ci kër yëpp yoo xam ne dans de bonnes conditions ñëw fii tàngaay
sedd wala poussière wala lépp nga koy supporté stade moo la ko jaral donc suñu taalibe yi daal xam ne ba ñu jëm mooy stade boobu am na lu daw loolu li ñu koy fay mooy yar mooy teggin bi nag doo am dara si réew du yomb di wax ni yoon wi métti na te li gën sax mu gën métti mooy boo jógee tey jii Nimza fii Rosso Sénégal dem Rosso Mauritanie boo jàllee jusqu'à 45 kilomètres c'est impeccable mais à partir de 45 kilomètres ba ñu yegg diggante 55 kilomètres yoo xam ne c'est un calvaire dootul goudron ñu ñaan oto yi ñu teey def nag dañ yàkkam ci surtout nag ñu voyager bëccëg parce que voyage guddi wóorul yoon bi xat na baaxul te wóorul ñu ñaan taalibe bi daal képp ku dem da nga def nag guddee boo mënul dem ba taxaw ba yeewu dem di diggante ak Nimza président de la République Mauritanie joxe na ordre boo caractère nañ ko defar nañ ko ba macha allah. macha allah am na solo bu baax a baax comme mbokk téléspectateurs yi ni ngeen ko déggee moom nee na nañ def le tout muy chauffeur yi ak aussi talibé yi di dem ñu ànd ak prudence def ndànk daw ndànk incha allah ba yegg ci Nimza dañ koy jox rek mu joxe dernière parole comme ça ñu ànd ak yéen ci yeneen moment yu nga xam ne. mu joxe dernière parole am par rapport ak digganteem ak xalifatul Cheikh na Cheikh Ayel doomi Cheikh na Cheikh taalibe bu Cheikh na Cheikh Saad Bou nekk xalifa bi tey jii nii yow nga nekk responsable commission bi tey jii nii gërëm yu lay def à chaque fois tey jii nii lañ lay bàyyi nga wax ci par rapport ak sa dernière parole ci Khadria TV. moo ngi gërëm Khadria TV di ñaan yàlla leen dem ba ngi nekk télévision bu mag a mag a mag te lii ngeen def na xam nañu ku ñëw bi am na coono te yéen a jël seen moyen bopp def lépp li nga war a def ko daal defin bu rafet defin bu yaatu defin bu jekk yàlla may wér ma leen gudd fan ba ngeen di yokk bu yëkk ba ngi Cheikh Sall li nga def yéen trop suñu xalifa bi nekk nag la ngeen nekk muy Cheikh Aya ku neex liggéeyal ñëpp neex nañu liggéeyal mooy def ku neex liggéeyal ngeen door a ñëw di ko yàlla may mu yàgg fi yàlla may gudd fan may ko wér ndax bëgg na liggéeyaat Nimza ren jii nee na bu ngeen mosquée ba dañ koy rasé ñu def buusi première pierre def beneen mosquée bu mag bu rëy rëy initiative bi mu am ak infrastructure bi ko bëgg def rek yàlla yooyu si loxom te tam ñu fekkee ñu dem ngeen fekkee ñu gërëm taalibe yi parce que fii ku fi nekk daa dégg ku nekk mais yàlla may xool muñ ak maîtrise ndax ñu bëri dañuy wax loo xam ne maîtrisé wuñ ko ñu bëri wax loo xam ne xamuñu ko ku xamul boo ñëwee leeral la wax la mais boo gën avancé yoo xam ne xamuloo si dara tout fi def loolu te baaxul sax ñu dem ngeen gërëm ñëpp ñaan yàlla daal yàlla nañ def si jàmm dellu si jàmm wax nañu si suba benn accident bu am niveau de raw benn bus bu mbëkk benn Jakarta bi moom mu mbëkk benn oto bi dal si moom yaa ngi un décès mooy Jakarta yaa ngi des blessés ñooñu actuellement nañ daal Saint-Louis ak dimbali tous les médicaments nécessaires gratuitement yàlla jóg ba yegg fi ñu yegg yàlla ñu sàmm taxaw ñu yàlla taxaw yàlla bu nekk suñu ñëw si kontaan nañu dëgg téléspectateur Khadria TV kooku moo nekkoon responsable commission bi nga xam ne comme ni leen ko expliqué moo ngi jàppale pèlerin yi ci traversé Rosso Sénégal ba dem aussi Rosso Mauritanie Nimza loolu ngeen di gis nag mooy activité yi pèlerin yi ñu ngi indi papier yi aussi comme Pape bi rek waxee yombalal nañ ko liggéey bi par rapport ak ñu dem ànd ak yéen dem ci yeneen moment ci pèlerinage bi incha allah. mbokk téléspectateur u Khadria TV ginnaaw bu ñu jógewee ci commission bi waxoon naa leen ni que dinañ jaar ci nekk ci Rosso dundaloo leen les moments yu nga xam ne pèlerins yi dañ koy dund pour dem Nimza ñu ngi jàkkaarloo ak kenn fii di ko nuyu di ko ziyaara bu baax a baax di ko bàyyi mu présenté wu par rapport ak Khadria TV sëñ bi noo tudd ak ban mbégte tey jii nii nga am ci fekkee pèlerinage Nimza 2018 fii nii ci Rosso fas yéene jéegi pour dem Rosso Mauritanie yegg Nimza incha allah. ah soxna si ginnaaw buñ sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi waa kër Ali Bayt Rasoul ñi nga xam ne xadimu Xuraysin ñi nga xam ne ñooy fa inana addinaay vatimal batul lii nag bisu mbégte la mbégte moom mënul weesu Cheikh Saad bu woote ni yes daadu fii kulisana maanaam dama bëgg jullit ñi delloo ci waat seen xel seen i xalaat nga xam ni mbir mi lépp Cheikh na Wuld Maamin ba Cheikh na Wuld Maamin mooy point parce que ku xool li fi ñëw fii ci mbooloo nga xam ni du cuune mooy jëf lii bu
bu korite jotee ñëpp tëj seen i kër ziyaare ji baytilaahi Cheikh Saad bu nee na atufun bi baytilaahi wa naati nawmahu waaye bu julli tabaski jotee ñëpp tëj seen i kër dem nag baytilaahi ziyaare ji kan Seyduna Muhammad kon la ca maam Sëdu Gey jël Cheikh na Wuld Maamin jël na ko ñun daal ñu ngi lay wax ni la ñun dañoo am kontante ci waa Xaadiriya TV ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokk seen i liggéey ndax Cheikh Saad bu mooy géej Sénégal amul crise xam nga luy crise Sénégal nañ jël seen xel yeeg seen xalaat yi jox ko Cheikh na Wuld Maamin buñ jëlee xol yeeg xel yi jox ko Cheikh na Wuld Maamin poos yi day am koom ñun Cheikh na Wuld Maamin moo tax namuñ dara ñu ngi ñaan Cheikh Talibou ya jom seen Cheikh Saad bu yàlla na ko fi yàlla saxal yàlla guddal fanam may ko wér di ñaanal nag sama wasila Cheikh Makhtar doomu Cheikh Mahfouk doomu Cheikh Makhtar mi nga xam ni mooy sama buntu ci kër Cheikh na Cheikh Saad maa ngi ñaan Jóob yàlla na yan bi oyof lool ñi lay xamal ni taaliba yëpp ngi nii taxaw jullit ñëpp ngi nii taxaw ñi waa Casamance waa Tamba waa ñëpp ngi ñëw ñëpp gars yi di dagg billet di ñëw ku ne gis na délégation bi fi jaar léegi kon Cheikh Saad bu moo toll noonu yazdaadu fii kulli sana loolu ngeen di gis rek yaay booy moo ngi noonu moom tamit moo ngi naan waxee ci émotion bi yéeg na ko ñu bàyyi la rek par rapport ak Xaadiriya Cheikh na Cheikh Saad bu Abi di ziar nag Chérif Aya xalif général des Xaadiriya di ko ñaanal yàlla gudd fan ko ànd ak wér di wax ni ñun daal kontaan na nu bég nañu ndax bu nu yàlla maye gudd fan ñu fekke ko ba fekkewaat ko yal na ko fekki téeméeri at ñu ak nga xam du ànd ak benn ordonnance yal na ko yàlla defal di ziar nag waa Ross Béthio gi yëpp di ziar waa Nimjaat yëpp nag waaye di ziar waa Sénégal gépp nag di ziar waa Ndar di ziar waa Dakar di ziar waa ñëpp ci taalibe Cheikh na Cheikh Saad bi ñu leen di ziar yal nañ ko téewe déwén yu bari bi jaay na bi allahumma amiin incha allah loolu boo leen ko gisee ngeen xam ni que émotion baa ngi fi pèlerin yi nag pare nañ pour dund coono boobu ñu naan mbégte si ñoom à travers Xaadiriya TV moment yëpp lañ leen di woon incha allah ci kanam tuuti ñu dem ak yéen ci bac bi wan leen traversée bi nu muy demee pèlerinage Nimjaat 2018. balaa tur bi jot moment boobu ñu daan jaar maa ngi ñëwaat ci mbokk téléspectateur u Xaadiriya TV tey nag daje nañ ak taalibe boo xam ne kenn dootu ko présenté ci tarixatul Xaadiriya mu nekk suñu mbër boobu nekk suñu mag ji waaye tamit nekk suñu mbokku taalibe ñu koy wax Boy Niang ñëpp xamee ko ci Boy Niang macha allah nekk champion nag ñu koy ñaanal lépp lu mu bëgg rek yàlla defaral ko ko tey nag à travers Xaadiriya TV ñoo ngi gis tey jii nii sa équipe bi nga àndal ci pèlerinage Nimjaat 2018 ñu gis ni que chaque année yaa ngi koy def tey jii nii dañ la bëggoon laaj lan moo la poussé tey jii nii ba ngay mobiliser wu di ànd ak nit ñi di assurer benn une certaine sécurité ci pèlerinage yu Nimjaat. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax jur Yonent bi sant suñu ay ñaari waajur ñu ngi nuyu ñëpp ñu waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu comme ni ñu amee habitude di ko def waa kër Cheikh na Wuld Maamin bi yëpp waaw di wax ni ñun lii bu ñu ko defee dañoo war parce que maanaam suñu mbir la waaw dañoo war parce que ñun Cheikh Ilim Ndoumane Seck mooy suñu maam te suñu maam Cheikh na Cheikh Saad moo ko defar def ko xub du rabaan soo moom Alaaji Sam Ndoumane Seck daan ko def te tarbiyu Cheikh Talibou la kon ñun bu ñu ñëwee nekk ay xale ci yoon boobu lañuy jaar mooy yoonu tarbiyu xam nga bu ñu ñëwee ànd ak suñu ay mbokk suñu ay xarit suñu ay nit ñu ñëw taxaw ci mbiru ci pèlerinage Cheikh na Cheikh Saad bu ñëw bëgg mu am jàmm ak salaam ñu def ko nag
ñu def ko ci jàmm mu jeex ci jàmm xalifa bi ñu koy ñaanal si boobu guddal fanam muy Cheikh Aya wala Cheikh Talibou ya ñu koy ñaanal aussi julli bi ñu yóbbu ko ci jàmm mu julli ci jàmm ñu biir jàmm te loolu yëpp duñ koy def parce que dañ koy def pour tarbiyu rek loolu lañ ci bëgg tarbiyu am tuuti ci waa kër Cheikh Nassir Sall moo tax ñu koy def. macha allah am na solo bu baax a baax mën naa wax ni que sax yaa ngi def lu rëy yaa ngi def lu am solo bu baax a baax ci tarixa bi tey jii nii télévision Khadria TV bëggoon na laaj sa relation tey jii nii par rapport ak xalifatul am di Cheikh na Cheikh Aya seen relation yéen ñaar lan nga ci mën a wax par rapport ak mbokk téléspectateur Khadria TV. waaw Cheikh Aya wulu Cheikh Talibou bi waxeet sunu papa sunu maam boobu noonu di ñaan mu guddal fanam suñu relation mooy sunu maam la. sunu maam la sunu sëriñ la suñu kilifa la moo bay suñu Cheikh Nassir Sall moo tax ñun dañuy ñëw jaamu ci wetam sukk ci wetam raam ci wetam pour am tuuti ci ab leeram rek wala wenn ñaan bu ñu sànni comme ni ko suñu maam yi doon defee muy Alaaji Samb Ndoumane Seck muy Cheikh Ndoumane Seck ci yoon boobu lañ nekk man ak sumay nit yoo xamante ne nag ñoom ci li may yëngu la ñuy yëngu muy làmb ñu ay champion yoo xam ne maa ànd ak ñoom ñëpp léegi tax na ba bu boo ñaari ñëw Nimzaat day ànd ak képp koo xamante ni rek mbër nga bëgg ko sopp ko ñu ànd ak ñoom Nimzaat te loolu am solo la ñu ngi ñaan ñoom leen fi indi ñëw nañ fi ñëwati fi sax dañ ñaan lépp loo xam ne moo fi gis ba tax ñuy ñëwaat loolu di yokk incha allah bu soobee yàlla ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf kontaan macha allah. mbokku téléspectateur Khadria TV ñoo ngi fii nag ci bac bi comme niñ leen ko waxee woon dinañ leen dundaloo les moments yëpp ci pèlerinage du Nimzaat 2018 ba tax na tey jii nii ñëw nañ fii ci bac bi daje ak Croix Rouge te bu ñu waxee Croix Rouge xel yi dinañ dal parce que Nimzaat ñëpp xam nañ ni que pèlerins yi dafay bëri car macha allah duñu def nag lu dul jox leen seen dirigeant bi mu wax ñu par rapport ak ñoom seen liggéey yan jafe-jafe lañ fiy jànkonteel ak ban prise en charge la ñuy am ci pèlerins yi. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu sëñ bi ñoo ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la bàyyi nga présenté wu par rapport ak mbokk téléspectateur Khadria TV. voilà donc merci madame ñu ngi am contentement bu baax ci interview bi donc maa ngi wuyoo ci turu Ousmane Layba di secrétaire général comité départemental bu Croix-Rouge bu Dagana donc ci ndigalu suñu président comité départemental monsieur Mamadou Dia donc ñu ni nañu def interview ci seen média pour que vraiment jàllale un peu ay xibaar donc on est là à Rosso avec toute l'équipe du programme pèlerinage Nimzaat 2018 donc comme ni ñu koy defee chaque année parce que ku ñu Croix-Rouge rek on est d'abord auxiliaire des pouvoirs publics et en parlant d'auxiliaire des pouvoirs publics aussi dañu am nos principes et parmi nos principes dafa am aussi humanité impartialité neutralité indépendance volontariat unité et universalité. Ce qui se fait qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui mobilise plus de 10 personnes, 15, 20, jëm 100 rek, la présence de la Croix-Rouge est obligatoire. Parce qu'on est là et on joue un rôle d'alerte. On est opérationnel, c'est la prévention aussi. Duñ toog suñu kër ba ñuy woo wala ñuy xaar ñuy woo médecin bi mais dañuy toog pour xool lépp lu fi nar a am ci jëye wala ci ay jafe-jafe ñu taxaw pour joxe les premiers secours. Et dans ce cas aussi on est là avec des secouristes yi nga xam ni sont là pour les premiers secours am nañ aussi ñi nga xam ni daañu intervenir pour en cas de besoin rétablissement des liens familiaux mooy ñi nga xam ne dañuy ànd ak seen ay doom wala yooyu yàlla tere ñaanuñu ko bu ñu séparé woo wala mu am réer wala am lu ci am aussi la Croix-Rouge dina intervenir foofu tamit. voilà donc en cas de ñaanuñu ko tamit mais noyade wala lu mu mënti doon là aussi on peut faire l'arrêt dans le cas et dans l'urgence et képp nga xam ne aussi dafa am jafe-jafe ci wér-gu-yaramam aussi les volontaires sont là pour def l'évacuation d'urgence ci poste de santé bi gën a jege et ñu ngi liggéey aussi en parfaite collaboration avec le médecin chef du district de Richard Toll monsieur Diouf donc de manière générale loolu mooy les dispositions qui ont été mises en œuvre pour l'instant pour dérouler un peu le pèlerinage. D'accord macha allah mbokk téléspectateurs yi comme li ngeen koy déggee loolu am na solo bu baax waaye chef bi tey jii bëggoon nañ la laaj pèlerins yi bëri nañ macha allah te chaque année dañuy gis ni que augmentation dafay am pèlerins yi dañuy gën a yokk
tey jii nii est-ce que ñoom yombalal nañ leen tey jii nii secours bi ngeen leen di apporter est-ce que tey jii nii ñoom yombalal nañ leen seen i liggéey yenn jafe-jafe ngeen di jànkonteel fii nii ci Rosso ci traversée dem Rosso Mauritanie. Ok bon d'abord ma def benn rappel on est la Croix-Rouge sénégalaise et la Croix-Rouge sénégalaise est présente dans les 45 départements et dans toutes les communes du Sénégal. Léegi de ce fait que dans chaque commune il y a une branche Croix-Rouge qui est sur place. Léegi de ce fait que ñun on est là on gère que la commune de Rosso. Dès que pèlerins yi jàll léegi ñu ngi ci zone Croissant Rouge mauritanien donc ñun on assure notre zone géographique mooy la commune de Rosso ak bu ñuy dugg ba bu ñuy traverse ci diggante bi nag lépp lu fi am ñun on réagit et on évacue ñu def kii bi mën na am nag yi gën a accident yi gën a constaté lay fee lay gën a bëree mooy zone Croissant Rouge mais ñun li ñuy gën a constaté mooy ñu nga xam ne dañuy am ay malaise ñu nga xam ni parfois ñu am yenn besoin naan besoin d'orientation ak parfois yenn jëye yu xaw a ndaw yi ci ndox beeg yooyu wala aussi ñi nga xam ne dañu yëg dara seen yaram et là ñu évacuer leen poste de santé bu Rosso donc c'est un peu ak parfois yenn besoin de soins primaires comme ay pansements genre yooyu donc c'est un peu ça de manière générale donc on joue plus le rôle de sensibilisation et un peu d'évacuation. Merci beaucoup kontaan nañ bu baax a baax ci seen disponibilité di leen ñaanal yàlla aussi li ngeen commencé yal na leen ci yàlla jàppale bu baax ngeen continuer ci mu nekk branche yu gën a rëy incha allah mbokku téléspectateur Khadria TV c'était la Croix-Rouge fii nii ci Rosso di jàppale pèlerins yi ci traversée bi ak fépp lépp besoin bu ñu mën a am pour dem déjà moom wax na ko dinañ leen évacuer des fois aussi dinañ leen orienter comme ni mu ko waxee le reste nag mooy que nañ dem xool bag bi ak yeneen pèlerins yi rek incha allah toujours avec la Khadria TV. Waldu Cheikh Mohamed Fadel Cheikh la yonen Cherif la waaw wale wala Cheikh Sadou Labi neena alayna ma qalbi bihi shawq wal hubb maam Cheikh al Khalifa neena alamat bi amradun laysa la kibbu borom saalixiina neena Seydina Muhammad fala ya min daadin wa ma ya min layla yanen bala ya min rabbi fa ya basa rabbu Cheikh la yanen Cherif la wale wula Cheikh Sadou Labi neena sama maam Rasulullah moom dong moom képp moom la yàlla jagleel fukki jikko yoo xam ne jagleelu ko benn mindeef ñu naan ko Cheikh Sadou bindal loolu mu naan ko sër nabiyuna bi asratil xisaal lam yaxtalu xatul walaalo silaal maam Cheikh al Khalifa neena walardu ma yuxraju min tamtali kasa subabu aqanan muxtali Cheikh Sadou neena man xalfo yara kama yara anam tanaamu aynan wal xalba laa yunaam lam yatasawo xatun wa huwa saabia wulidal maxtama ilay taabia taarifo sama maam bu ma saana war fas mbaa mu war gileem mbaa mu war daabo lu waaw wale wala macha allah am na solo bu baax a baax ñu ànduwaat rek ak Khadria TV ñu xuus bu baax a baax ci moment yuy am fii nii ci pèlerinage yu Nimjat 2018